mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu marax yi li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki nag bokk na si mbébét bi nga xamante ne kilifa yu Sénégal am nañ ko ngir indi saafara jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw ñi moom la ñuy jànkoonteel rawatina ñàkkum xëy mi ak programme xëyu ndaw ñi bi ministère bi ñu dénk wàllub urbanisme taxawal fukki junni ndaw nag ñu fas yéene dugal ci wàllub volontariat liggéey nag ñu jagleel ko wàllub pavage ak lu jëm ci wàllub alam gi. bile programme di xëyu ndaw ñi bëri na ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi ci réew mi waaye nag yëguñu ko loole la ñu daal di xamle daan ci ànd ak suñu reporter Ngor Diouf ci biir xibaar yi. beneen ponk ci jotaay gi wàllub politique ak jongante paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 ñu ngi ci wàccaay li Parcelles Assainies nag jamono ji xëccoo gu metti la ñu fay nemmeeku askan nga fa dem sax bay joxe seen gis-gis ci limu mbër yi nga xamante ne ñoom ñoo nar a samp seen dënd ci yooyu le jongante ngir jiite bokk moomeel ga fa ñoom itam daañu leen teewlu ci biir xibaar yi ak Mamadou Dia. tey di àllarba découverte rubrique gi ñu leen di jagleel ayu bés gu jot tey nag ñu ngi doxantu fële ca phare bu Rufisque bërëb boobee nag am taarix lu am solo rawatina taxawaay bi nga xamante ne moom la amoon ci jamonoy deuxième guerre mondiale waaye itam diggam ak askanu lébu lépp daan ci del siwaat ci nu mu gën a yaatoo ak Amago Robert Niang mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru marax yi. xëyu ndaw ñi di programme bi nga xamante ne ministère bi ñu denk wàllu urbanisme daal ni koy lancé fii ci réewu Sénégal lépp nag ñu amal ko ci mbébét bi nga xamante ne président de la république Macky Sall am na ko ngir rek daal di indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw ñi moom la ñuy jànkonteel jëm ci wàllub ñàkkum xëy mi xëyu ndaw ñi lu toll nag ci fukki junni ndaw ñu fañ fa seen nag dugal ci biir nag lii di liggéey mi jaarale ko nag ci wàllub volontariat ak lu jëm ci wàllub pavage ak lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub taxawu lii di alam gi ndaw yu bëri nag ci réew Sénégal jamono ji nag yëguñu lu ñu mel bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu ci reportage bu Ngor Diouf. xëyu ndaw ñi ngir Sénégal set wecc di ab programme bu bees bu gouvernement bi taxawal ngir xeex ñàkkum xëyu ndaw ñi bile programme nar a tàggat ay ndaw ci lu jëm ci wàllu hygiène publique naka noonu cadre de vie Mouhamed Sissoko mu jàpp rek ne li ni mel xalaat bu baax la waaye nag lu muy ñaawlu di ñàkkum communication. non yëguma ko de man pour man nu état bi di transférer information bi moo jaarul yoon rek sinon genre affaire bu mel noonu jeunesse bi yëpp war nañ si jot quoi pour man jeunesse bi yëpp war nañ si jot xam nga te gars yi li ñuy wax noonu tamit si seeni wax rek la yem quoi wàccul ci jeunesse bi sinon loolu genre affaire boobu warul am te ñun yëguñu ko. gannaaw Mouhamed Sissoko Opa Ndiaye moom it yëgut benn yoon bile projet muy sàkku ci gouvernement bi mu gën a jege ndaw ñi. non yëguma ko tey naa koy soog a yëg mooy li nga yéen a ma ko yëgal nii. waaw ni ma ko jàngatee nag mooy erreur bi toujours ci ñoom la ñoom njiit yi waaw ndax boo ñëwee ne emploi des jeunes mooy nga ñëw uti xool jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci waar bi ñu teg leen ci yoon jëm leen encourager waaw jëm leen jàppale. Cheikh Ndiaye moom nag yëg na bile projet muy sàkku ci ndaw ñi rek ñu gën ci dugal seeni loxo. bu ma jógee école bu ma warul jàng damay ñëw fii liggéey mu waree jàngi après ma defi cours quoi. ñiy pavé fii ñu bëre ci ñoom amuñu formation bi quoi. waaw zone yi dama leen di wax ne toogaay daal amul njëriñ pour man quoi. nes lañ mën a def ba ndaw ñi am ab xëy fii ci Sénégal nekk ponk bu soxal gouvernement bu Sénégal lool ba tax bés bi yàlla sàkk ñuy indi ay projet ngir xeex ñàkkum xëyu ndaw ñi waaye nag lu ëlëm bopp ndaw ñi di nes lañ mën a def ba jot ci yële porox ndool donte projet yaa ngi fi.
Ngor Diouf ñu àddu ci wàllub politique ak jongante njëppaluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi gannaaw nag ba ñu xamlee nag bés bi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 jamono ji nag ñi nga xamante ne fas yéene nañu doon ay mbër wala bokk ñu ngi ci lànguk politique bi xëccoo di dox seenub diggante fu si mel ni nag Parcelles Assainies foofee nag la ñu daal di dem ci bésub tey waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di askan wi ñu joxe seenub gis-gis rawatina nag ci limu mbër yi nga xamante ne fas yéene nañu samp seen ndënd ngir jiite bokk moomeel gafa la ñu jàpp nag ñoom askan wi moo di nag jamono ji ku ci ne yaa ngi xëcc jëmale sa kanam ngir rek daal di mën a am ndam waaye itam toog fi nga xamante ne moo di bopp moomeel yi ngir rek daal di jiite askan wi ñu dippee ko élection paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi ca Parcelles Assainies ñu ànd faak suñu reporter di Mamadou Dieng. ci boori terrain ACAPES ay chauffeur ak coxeur toog ci buntu boutique multiservice béréb bile ñu mujj ko soppi ab grand place mu bokk ci ñoom Oumar Sarr jongante palu gox-goxaat yi jëm chauffeur bi ne nar na tàng lool ci Parcelles Assainies. parcelle moom candidat yi bari nañ te dañoo tas bon le maire sortant benn mooy Moussa Sy moom mi ngi ci maire bi te ku gis ne xam ne moom it bëgg na waaw. Gueye original moom taxaw na waaw Gokori Faye taxaw na Moustapha Kane taxaw na comprendre nga nee nañ Amadou Ba taxaw na moom la gars yi laam-laamee parce que gars yi nee nañ bu bëggee feeñ ci politique moom foog mu wane boppam ci biir parcelle xamal ni élection municipale yi moom dana rëbëjoo moom waaw dina rëbëjoo lool dina neex dina dagan. ca unité 21 Ndeye Seynabou Dabo di weer ay morceau fa bere ci buntu këram soxna si ne carte électeur am ki ko moom mooy kiy liggéey ngir intérêt Parcelles Assainies. suñu gis-gis ci politique bi muy Mbaye Ndiaye du Moussa Sy yoo ñu daal ku ñu jàppale te yàlla tax jàppale suñuy njaboot te yàlla tax xam ñun ñooy kan rek ci Parcelles Assainies rek ñu ànd ak yow sànni la suñu carte maire te yàlla tax waaw ndax ñun njaboot yi sonn nañu suñu doom yi sonn nañu. ku ñu mën a jàppale suñuy njaboot ñu am fu ñu xëyee rek di daan seen doole ñun tamit ñu maire yi ñu mën ñoo jàppale rek ñu am lu ñu daanee suñu doole ñu daal ñooy suñu gis-gis daal loolu ci Parcelles Assainies. ñoom ñi dëkk ci Parcelles Assainies ne ci politique daanaka dañu leen fàtte loolee depuis 2012. affaire yu bëri yi nga xamante ni waroon nañ ko def fii doxul parce que boo seetee parti au pouvoir bi ak maire bi nga xamante ni nekkul ci. parti moom maanaam seen liggéey chaque instant dafay am ay difficultés yu fa nekk de ce fait nag kon dem nañ ba ci biir ba nga xamante ni Moussa rejoindre na ko kon donc le président de la république waroon na ko tamit gestu yi nga xam projet yi nga xamante ni waroon na ko taxawal pour parcelle tamit mu jàppale ko ci waaw pour projet yooyu ñu mën ci bénéficier wu. Moussa Sy di maire Parcelles Assainies bëgg a des ci boppu mairie bi waaye loolee narul doon lu yomb lool ci moom ndax yeneen ponkal ñu ngi taxaw ci parcelle ñoom it bëgg bërëb boobile. mu bokk ci ñoom ki fi doonoon jëwriñ ci ñu dénk wàllu biir réew Mbaye Ndiaye wala ba tey ki ñu dénkoon wàllu finance di Amadou Ba. Mamadou Dia jongante paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi boole ko ak jongante paluk député yu Sénégal dem sax balaa xaale si li nga xamante ne moo di élection présidentielle atum 2022 lu mën a nekk la bu ñu sukkandikoo nag ci njiital taxaw temm professeur Bouba Diop yëkkati yile kàddu moom nag la mu xamle jamono ji moom nag moo di ñi di kilifa yu Sénégal ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir nag génne askan wi ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy dund gën a ñoŋal seenub dundin professeur Bouba Diop ñu fàttali ne moom nag jàngalekat la ci wàllub histoire ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu teewlu ko ci micro Babacar Fall. tànnum njiit yi ci gox yeeg goxaat yi dafa doon lu nga xam dafa war am ndombo bu ñu la ko joxee bu jeexee da ngay xam ni diir bi jeex na ñii ñu fal ñëpp xam nañ ñi ba ñu jeexalee yàgg na waaye dem nañu di puus ba léegi nee nañu dañ koy def at bii di ñëw. dañ ci war nag góorgóorlu nit ñi ku nekk wane ni am na kartam xob yi nga xam ni may na ko mu wan moom li ma bëgg am na ko xale yi ñu bañ leen ber teg leen fële mag ñi bokk ñëpp bokk waa réew mi ñu xam ne diw ak diw la ñu fal kooku mooy am maana nañ ci góorgóorlu seet itam ñi ñuy fal ndax am nañu moyen def la ñu war a def wér-gi-yaram
tëli yi lépp lu ñu war a def koom-koom bi nit ñi bokk ko ku nekk yëg ci si bopp loolu moo am maana bon lu am maana la ku nekk nga commencé nag seet ndax da ngay bàkku bu la neexee da ngay bokk te ñu yombal itam nit ñi mën ci bokk waaye boo fi tegee teg segg fi segg boo xam ni ñu bëri da nga leen di xañ mbir mi yu fi sotti bon nañu góorgóorlu lu am maanaa la bindu leen ñi nga xam ni dañu bëgg itam teg seen langue wala seen mbootaay ñu def ko ku nekk nag nga dem ki nga wóolu nga ànd ak moom bu boobaa rek réew mi defe naa dana nekk ci naat juróomi at yii di war a ñëw doon juróomi at yu nga xam ni dana doon yokkute ak naataange ci réew mi loolu lay war a ñëw ñaan. professeur Bouba Diop njiital taxaw temm ne woon ganuk matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop beneen gan ci bile matinal di Adama Cissé nag mooy maire bu Passy àdduna itam ci tolluwaay li nga xamante ne moo di jongante politique ñiy waajal élection paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 Adama Cissé ñu teewlay kàddoom ba tey ci micro Babacar Fall. am na solo bu mag a mag ndax tey ñun majorité présidentielle bi bëgg nañu gën a yokkaat sunu majorité gagné communes yi nekk Sénégal yëpp les 552 communes et les 5 villes bëgg nañ koo gagné yëpp sans exception population yi aussi yàkkamti nañ war a mun a tànn ku leen di nekkal ci biir conseil municipal yi ak ku leen di nekkal ci biir conseil départemental yi donc population yi aussi am na enjeu ci ñoom am na enjeu aussi ci opposition bi parce que ñoom ci seen bopp bëgg nañoo gagné ay communes nu mu gën a bare. donc ñett yooyu ñëpp boo leen boole enjeu bu am solo la teg ci nag aussi démocratie Sénégal dafa laaj waxtu wuñ ci tollee ñu renouveler ñi nga xam ne ni ñoom leen tànn pour ñuy doxal gox-goxaat yi. 2012 ñun organiser leen ñaari élection 2012 dañ def élection présidentielle en mars def élection législative également alors tey lan moo war a tax rek ñoom ñu foog ne mënuñoo organiser ñaari élection ci benn année loolu teguñ ko fet bu dee xaalis am nañ ko ndax 2012 budget Sénégal mi ngi tolloon ci ay 2600 milliards. matuloon sax 3000 milliards tey sunu budget egg nag 4000 milliards te élection lu koy organiser matul sax 20 milliards kon nag bu ñu wax ne loolu du problème mu xaalis te ñu ko organiser mën nañ ko maanaam tey ministère de l'intérieur am na fa ay ñoo xam ne ay agents yu xarañ ci seen liggéey bu leen joxoon élection tous les 6 mois ñu organiser la élection tous les 3 mois sax mën nañ ko am nañ xaalisam mën nañ ko donc coow li ñuy coow du coow lu am njëriñ du coow lu fondé maanaam teguñu ko fenn seen xalaat la seen gént la ci élection locale leen toll. ñoom ñoo ko tardel ba fii léegi nag arbitre sifflé na nañ ñëw ñu bare. conseil municipal bu Sangalkam moom nag mi ngi doon saafonte ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee nag ca Sangalkam ak mbébét bi nga xamante ne jamono ji am nañ ko séddale waat lu jëm ci département bu Rufisque conseil municipal bu Sangalkam gën a jege nag askan wi rawatina ñi nga xamante ne ñoom nag am nañu mbébét ngir seeni gox fekk si lii di département bu Rufisque askan googe nag yëkkati kàddu yi nga xamante ne nag moo jëm ngir ñu daal di leen teewlu mën a saafara jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel suñu ndaw ba ñu teewal ca Rufisque Tëngéej Babacar Seck. conseil municipal yu Sangalkam tàmbali neen ab tournée ci gox yi nga xam ni ci projet découpage bi dina leen jëlee ci Mbambilor ñenn ci askan wi yi conseil yi dajal ànd nañ ci découpage bi teg ci di wax ay jafe-jafe yoo xam ni ñu ngi koy jànkonteel. découpage moom dañ ci sant yàlla di si gërëm le président Macky Sall di ñaan yàlla ñu appliquer ñu signer décret bi parce que ñun de fii cité Doudou Basse d'accord nañ ci dañ koy accueillir à bras ouverts mais luñ ci mën a retenir loo xam ne vraiment c'est quelque chose boo xam ne logiquement ça pose problème mooy ne serait-ce que certificat de résidence tey boo ko bëggee da ngay dem ut la benn certificat de domicile jéggi Sangalkam dem ba Bambilor uti benn certificat de résidence boobu te loolu vraiment coono googu ak passe boobu wax yëpp mun nañ ñu ko buñ ko mënee dindil dañuy naan alhamdulilahi rabbil alamin. ca cité Assy ñàkkum kaaraange ak ndox nekk na jafe-jafe yi fa gën a fës. cité bi daal li ñu bëgg mooy doo daan ci tali yi ndax ñu yenn suñu permis te ñemewuñu dawal éclairage bëgg nañ ko bëgg nañu ndox tamit ñi amul ndox ñu am ndax dañuy sàcc en pleine journée sax dañuy dajji suñu kër yi ndax lépp rek sécurité ñàkk sécurité. tofoo bu njëkk meeru Sangalkam bi jiite woon délégation bi rafetlu joyanti bin fas yéene def di wax ni daray politique lalu ko. Mbambilor lañ bokkoon administrativement waaye ñoom mosuñoo gis seen bopp ci Mbambilor maire Mbambilor est-ce que sax xam na leen yéen loolu mooy paradoxe bi quelle incohérence territoriale loolu
kenn mësu koo gis waaw loolu bu président de la république jubbante loolu jubbanti ko yow nga amoon lu yaatu rek véritablement yaakaar na loolu day sax te ki ko fi defoon wax dëgg yàlla ñun ñëpp xam nañ ko da ko doon def rek pour xeex un homme yàlla ñëw ak président Macky Sall ak njubam ak justice am Sénégal jubbanti loolu véritablement population du ñu mel comme nii rek kontaan. conseil municipaux yi xamle nañu dineen wéyal seen tournée boobu ci gox yi nga xam ni dañ am yéene toftal leen ci Sangalkam ñu jaare fa waxtaan ak jaajëfal askan. Babacar Seck ñeneen ñoo xamante ne daal nañoo yëglu ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkoonteel jamono ji bokk na ci ñàkkum gaz googee ñu yëglu si ngir kilifa yu Sénégal indi ci saafara gannaaw nag ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy séddale yooyu les gaz di ko yóbbu ci boutique yi daal di artu weneen bu ñu moyul nag daañu banque seen loxo ngir rek indi ab gàllankoor ci séddale gaz bi ñi nga xamante ne nag ñoo jëfandikoo yile gaz di sàkku nag ci kilifa yu Sénégal ngir ñu taxawu leen ndax gaz boobee jamono ji tàmbale noo gis ne ak teg ko gët doon na lu jafe ci yenn ci ay gox ci Ndakaaru rawatina reportage bu Aïssatou Kane. ñàkkum bonbon gaz ak grève yu bëri yu ñu faral di nemmeeku ci bile secteur ëllëm loolu bopp askan wi. bile borom kër jàpp rek ni gouvernement bi war na mën a gën a waxtaan ak ñi les grossistes te it ñu gën a càmbaraat ñeeg mi. ci kaw daal laa yaakaar ne fa la gën a kii yéen a ndax comme ñoom grossistes commerçant yi. kuy liggéey la ngay liggéey da nga ci bëgg am dara mais gouvernement bi ñoo leen war a teg bu fekkee dafa am taxes yu diis yu ñu leen teg ñu wàññi taxes yi te di leen contourner waaw comme ñun man dama gis dëkk bi fu ne boo waxee ñu ne am nañ gaz am nañ pétrole am nañ lii te lépp day yokk tey ñu ne essence dafa yokk ëllëg ñu ne gaz dafa yokk ëllëg ñu ne léegi lii dafa yokk kon yokk bi fan la war a nekk gouvernement bi moo war a wax ak kii te yërëm peuple bi ndax peuple bi amuñu xaalis de. ndaw si jàpp rek ni yile manifestation yu ñu génn bokk na ci lu waral ñàkkum gaz bi. waaw gaz moom manqué na fan yi ndax ñun moom suñu gaz dafa jeex mais dañuy wër ba sonn amuñu gaz te buñ ko yokkee duñu arrange ndax dëkk bi dafa metti dina cher moom ndax yàq-yàq bi la woon toj bagage yeeg gàddu gaz yeeg yooyu noonu yooyu tamit ci la te joué ci biir. lu ko soxewul dara ñu taseeg ndaw si muy sàkku si nguur gi mu may nopp yile grossiste ngir ñu koy jëfandikoo mën a nekk si jàmm. léegi nag grossiste yi moom daanaka defuñu ci dara ndax ñoom dañuy jënd rek dañ leen di indil ñuy jaay su fekkee ne état bi daal mën na cee teg loxoom mu wàññeeku affaire yi dina gën a yomb bu ñu sañoon it état bi gën cee jàpp ndax gaz rek la nit ñi tàmm kenn tàmmatul mat gaz rek la doomu aadama yi tàmm duñ sañoon nag Macky Sall jàpp ci bu baax a baax affaire bi gën a wàcc gaz gën a yomb lépp yomb ñu mën koo utiliser parce que grossiste yi ñëpp grossiste yi la ñuy wax ñoom ñoo ko yokk te fekk du ci ñoom ca kaw la ndax wax dëgg yàlla grossiste yi sonn nañ waaw te buñ grévé di ñu arrangé ndaxte ci la ñuy liggéey ci la ñuy togg ci la ñuy yàq lu bari it ci lañ koy def. gaz muy lu mënul ñàkk ci dundinu sénégalais yi ñii di ko faral di jënd ngir yaakaar ni njiitum réew bi dina taxaw temb ngir askan wi génn ci jafe-jafe yi. Aïssatou Kane ñu àddu ba tey ci wàllub gaz ak pétrole rawatina nag anam bi nga xamante ne moom lañ koy liggéeyee ngir rek ñu mën ko jëfandikoo ci lu jaar yoon lii di Grand Tortue arménien boobee nag chantier nga xamante ne nag mi ngi ca Môle 8 jamono ji nag tàmbali nañu liggéey bi jëm ci wàllu pétrole ak gaz ca port autonome bu Ndakaaru kon nag lu toll ci téeméer goo jël juróom-benn fukki nag ñu fas yéene ko nag amalee foofee nag liggéey bi kon lancement bi ñu amal ko ci teewaayu jorim bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub énergie waaye tamate waaye suñu reporter di Mamadou Dieng. noone mu mel ni liggéey bi tàmbale naa yemb ndax caisson bi jiitu ci projet Grand Tortue Ahmeyim tëmbal nañu ko ci biir ndox mi caisson ab xeetu mbanduwaar la boo xam ne dañu ko tabax lii njëriñam mooy aar gaz bi ci biir ndox mi ci Môle 8 bi ñu tàmbalee nemmeeku bi foo toll daanaka di dégg machine yi di yuuxu naka noonu ouvrier yi nekk ci liggéey bi. ñaar fukk ak benn ci ay mbanduwaara ñu war leen tabax naka noonu tëmbal leen ci biir ndox mi ñu njëkkee nemmeeku bi ci centrale à béton bi béton boobule ñu soxla ko loola ngir tabax yile mbanduwaara mbanduwaar yile diisaayam toll na ci fukk ak juróom benn junneeg ñaar téeméeri tonnes ci béton ak amertume BP ak ay partenaire am ne danañu ci tabax ñaar fukk ak benn bu ci nekk war a toll ci gudduwaay juróom fukk ak juróomi mètre ci gàttaay ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay mètre bu dee kawe bi dana yegg ba ci fanweer ak benn ci ay mètre mbanduwaar yépp ñu war leen lal ci lu weesu tuuti
1 kilomètre loolee ngir aar gaz bi dox diggante Sénégal ak Mauritanie. lii nag mbégte la suñu tey ndaxte fukki question yi ak benn yi nee nañu amul fenn ci àddina foo xam ne defee nañ ko nii toujours biir géej lañ ko defee mais suñu ñaari njiit yi ñu boole seen doole ñu jëlee xeeri Mauritanie yii ñu tabaxee ko fii mënuñu def lu dul gërëm leen sant leen. tabax mbanduwaar yi lal leen ci biir ndox mi British Petroleum ne lii ab jéego bu mag la ci biir réew mi. Caissons that will then get offloaded on a bay in Dakar. dañoo bëggoon rek ànd di wane jéego bi ñuy doxal ba mën dugal question yi ci biir ndox mi ngir mu amal liggéey bi nga xam ne moo tax ñu indi ko fii loolee di rek lu am solo bu ñu xamee ni fii ci réewum Sénégal ñi ngi xaar gaz yi ci atum 2023 ingénieur yi bi nga xam ne mooy xarañteef bi ñu amal bay si fii yëpp day wane rek ne am na solo loolo te it jaar na yoon. Each one of them which will create 1.2 kilometers of the ministère des énergies ne danañu amal ay jéego yu mag ci wàllum aar gaz bile ndaxte koom-koomu ñaari réew ñoo ci lalu. ñaari at ci gannaaw ci gaal lañu taxawoon fii pour xool fan la ñuy jël pour def ko plateforme bi tey ñaari at a ngi nii ñuy liggéey bu tar bi liggéey bu takku bi fii di gërëm itamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci armée bi ak ci marine bi nga xam ne ñu ngi ñuy gunge ci liggéey bu tar boobu. projet bi nekk ci 225 kilomètres ci biir ndox mi 5 milliards ñu génnee ko mu jëm ci phase bu njëkk ci projet bile liggéey yëpp nar a noppi fileeg atum 2023. Mamadou Dia ñu àddu ci lël bi nga xamante ne ubbi nañ ko tey ji nag ci Ndakaaru ponk ba ñu fa doon waxtaane nag di wàllub ndaw ñi ak lu soxal seen ak yelleef naka la ñoo mën a def nag ba aar ñi nga xamante ne ñoo di tout tànk yi ngir rek ñu gën a mën a sàmmonteeg lépp loo xamante ne jëm na ci seen ak yelleef ci bi leen ndaje nag bokkoon na ci ay élèves ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñu ngi ci ay université yu nekk fii ci Ndakaaru ci ndaje boobu itam te woon na fa suñu ay reporter di Maam Seynabou Babou ak Awa Sène. am yëg-yëg loolu ci kaaraange ak yelleefu ndaw ñi ci réewum Afrique waa Social Change Factory ñoo ngi soobu ci xeex bi ngir mën a indi ay saafara ci bii les problèmes. donc ñun liñ bëgg mooy lu ñu mën ci def pour jeunes yi ñu indi leen ñu waxtaan ci ñun ñëpp ñu mën a booloo ak acteurs politiques yi ak ñi nga xam ne ñoo ne ci société civile bi ak organisation internationale bi ngir ñu mën a ñun ñëpp booloo def benn travail de plaidoyer pour porter kàddu ndaw yi. ngir mën see indi ay saafara ci yile jafe-jafe waa Social Change Factory jàpp nañu ni faaw ñu amal waxtaan ak ndaw ñi. panel bi tey dañ ko bëgg a amal ci engagement jeunes yi ndax ñun suñu xalaat mooy mënoo def dara ngir ndaw yi te doo leen ci dugal wala nga impliqué leen. lii leen nag nekk loo xam ni Anta Mbow mi jiite Empire des enfants di rafetlu loolu. Bah écoutez, ça me fait plaisir parce que je me dis nous ça va faire presque une vingtaine d'années. ñun waa Empire des enfants mbégte na loolu ñu ñëw ci biile daje ñëpp xam nañ ne lu tolloog ñaari fukki at ñoo ngi nekk di xeex biile combat ngir aar li nga xamante ni moo di àq ak yelleefu ndaw ñi bu ñu gisee tey ñoo xamante ne dañ ñu ciy jàppale nag mbégte lay doon loolu ci ñun ngir ñu mën leen apporter li nga xam ni mooy suñu expérience. Je pense que c'est bien. À l'échec, à l'avenir, au prestige, à la stabilité, à la passion et à l'argent. waxtaanu ndaw ñi doon ab bés bu ñuy amal ab waxtaan ak déglu xale yi bu waa Social Change Factory taxawal li leen tax a jug mooy indi ay saafara ci nu mu gën a gaawee ngir xale yi xam seen àq ak seen yelleef. Maam Seynabou Babou ambassadeur bu réewuk Palestine jamono ji nag daal dinay àddu gannaaw nag la xew diggante Palestine ak Israël waaye doomu Palestine nag di ci faatu ñu ci nemmeeku nag ci lim gi ay tout tànk loole nag waral ambassadeur bi daal di yëglu gannaaw nag ba ministère bi ñu denk wàllu affaires étrangères ci réewuk Sénégal génne bataaxal jagleel ko nag lu jëm ci diggante Israël ak Palestine nag la ñu jàpp nag moo di taxawaay bi dafa mel ni dafa am xiini miini bu ñu sañoon nag ñu gën a taxawu ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu Palestine yi ambassadeur bu Palestine ci réew Sénégal sekk waxtaan ak Mame Abdou Gueye Kassé ñu teewlay kàddoom.
je fais un peu la différence entre. man damay def différence ci communiqué bi nga xam ni ministère des affaires étrangères moo ko def yaakaar naa ni méngoo ak lu xew ci diggante Palestine ak Israël communiqué bi leerul te 23 décembre 2016 njiitu réew Macky Sall jël na ay instruction ngir ñu daal di adopter résolution bi condamné agression Israël ci kaw Palestine ñu daal di condamné tamit administration américaine bi ak fukk ak juróomi point yoo xam ne ci jël nañ ko ci conseil sécurité Nations Unies yoo xam ne ci am na message fort yoo xam ne ci jëbal nañ ko ci Israël te sax nekk vice-président commission Al-Quds ci biir OCI moom musta jug ngir xeexal li nga xam ne mooy Palestine ak candidat am man maa ngi wax madame le ministre su ñëwee jóge ci voyage bi dina ma recevoir ci audience communiqué bi luñ ko interprété doy na waar su fekkee ni sax intention yi baax na ñun conscient ne ni état du Sénégal xam na bu baax lu xaw ci diggante Israël ak Palestine waaye wax ni palestiniens yi ñoom dañoo coupable mel ni dañ leen a boole ak israéliens yi lii d'accord au même pied d'égalité que les Israéliens. Ça, c'est quelque chose d'injuste. L'Alliance nationale pour la cause palestinienne di ab kuréel boo xamante ne ñu koy nemmeeku ci réew Sénégal jamono ji ñoom itam daan nañoo yëglu ci la xew ca Palestine ñoom nag daan nañoo xamle ne ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai gi ñu nekk kon yemoo ko aljuma bu ñetti waxtu jotee ci ngoon daañu dem ca place bu Obélisque daal di fay nag amal toogaanu ngir rek fësal la leen naqari rawatina li xew ca Palestine jamono ji loole nag la ñu daal di xamle ki yëkkati seen kàddu di Cheikh Matar Kébé ñu daal di koy teewloo ci micro Aïssatou Kanna. ñoo ngi sàkku ci réewum Sénégal mi nga xam ne ci coobare boppam la wax ne ci Nations Unies kuréel gi yor àqu waa Palestine yi nga xam ne kenn waru ci fel dara moo ko jiite mu taxawaay bi nga xam ne moom la war a taxawaay boo xam ne mbir yi daf koy tuddee ni mu tudde mu condamné terrorisme d'État bi nga xam ne moom la Israël di jëfe jël responsabilité am waaye bu mu wax rekk wax boo xam ne bii day boole ñépp ci benn sac noo ngi sàkku ci Cour pénale internationale mu ubbi loo xam ni day topp njiitu Israël ci loolu nga xam ne mooy crime bi ñuy def contre xeetu doomu aadama nuy appelé àdduna bi yépp di leen sàkku ñu dogoo ak Israël ci am njaayam ndax état la boo xam ne bii day doxe caay-caay ay produits am bu nu sañoon duñu ko seen ci sunu réew ba di ko jënd noo ngi woote ajjuma ji ñëw di 21 ci place de l'Obélisque. ñu ngi àllarba nu ñu koy faral di defee ayu bés gu jot seen rubrique découverte tey na ma leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi ñu ngi fi nga xamante ne nag moo di phare bu Rufisque am taxawaay gu am solo ci taarix ci réew Sénégal rawatina nag ci jamonoy deuxième guerre mondiale waaye itam ci dund ak li nga xamante ne nag moo di doxalinu askanu lébu lépp nag ñu dellusiwaat si ak suñu reporter Amagor Robert Niang. moom ngay njëkk seen boo yore gaal jub si Tëngéej phare bile nekk ci diwaanu Jokkul moo daloo woon camp bu njëkk bu France fii ci diwaan bi si guddik ñaar fukki fan ak ñett jëm ñaar fukki fan ak ñeent la ñi nga xam ni ñoo di anglais yi joxoon àpp gouverneur réewum France bu Ndakaaru lu ñu bëggoon mooy ñu bàyyee Ndakaaru ak ki nga xam ni moo di général de Gaulle waaye li ni mel ki fi nekkoon au commissaire di gouverneur général Boisson moo ne du ci dal xaatim ab bataaxal jébbal ko ñi di anglais yi. France moo ma dénk Ndakaaru te damay wéyal di ko sàmm lu mu laaj dinaa ko ci def. njeexital bi anglais yi tàmbali ab song dippee ko opération menace luñ ci jublu nangu Ndakaaru jaare ko ci géej gi. waaye seen mbébét du mujjee antu. dafa amoon anglais yoo xam ne dañu lëkkaloo woon ak tubaab yi fekk nguuru Vichy bi Boisson yore woon fii ginnaaw bi tubaab yi nangoo ci ndigalu maréchal Pétain ni Allemagne gagné na leen ba ñu signé armistice ñu ne dañu bëgg a nangu Dakar
loolu nag ñi féete woon ak boisson bañ loolu di am. À son énergie, au cran de la poignée d'hommes qu'il avait bien en main, que le commandant Millon réussit à faire avorter la tentative de débarquement. laata song yi di tàmbali fekk jigéen ñi ak ndaw ñi rawale nañ leen bu jàmm dellusiwaatee si lañ dellusiwaat ñoom it. faaru Tëngéej bërëb bi nag lu weesu taarixam ci deuxième guerre mondiale doon na bërëb bu am solo ci askanu lébu bu nekk ci diwaan bi. C'est là où on égorge les taureaux. dañu wax ni ñetti bërëb moo am Tëngéej yoo xam ni maam Kumba Lamb mi nga xam ni mooy tuuru Tëngéej dina fay faral di feeñu booy dugg Tëngéej bay leru bataa foofu nee nañu bërëbu maam Kumba Lamb la moo tax at mu jot waa kër maam Fat Seck balaa nawet a ñëw foofu la ñuy jëkk tuuroo buñ fa jógee fii la ñu ñëw ñu koy wax cocco te plage bi doon ndeppe fii itam boo xoolee ci sa kanam laata ngay dugg ci biir géej gi dafa am xeeri digg mu doon ñaari xeer mu am bërëb boo xam ne moom la ñuy wax ak cop fii la ñuy tuuroo itam rey fi nag sotti deret yi ci géej gi séddale yàpp wi lenn ci yàpp yi ngir ga maam Kumba Lamb aar dëkk bi booy génn itam ba dem Cap des Biches am na bërëb boo xam ne itam foofu itam bokk na ci li ñuy wax cocco fii mooy ndeppe cocco itam bërëb la boo xam ni bërëb bu cosaan. tey jii phare bi nekk ci kilifteefu subdivision bu yor phare ak bali ci Sénégal njariñam doon gindi ñi nga xam ni ñoo di nappkat yi bu guddi jotee. dafa am benn phare maanaam benn genre monument boo xam ni ginnaaw bu mamel bi bii mooy tàkk guddi ak bëccëg pour bateau yi nga xam ni nee nañ ci biir géej xam ni ñu ngi jege ci région du Cap-Vert te fii am na lu leen mën a daaneel muy ay xeer phare bii donc ngay gis ni moom phare monument et balise ñoo ko yore day tàkk guddi di tàkk bëccëg loolu aussi bari nañu xam ko mais lii taarix bi mooy fii place d'armement la woon maanaam dafa amoon ay canon amoon ay soldats yu fi nekkoon ndax ñoo daan aar dëkk bi. donte nekkatuñ fi tey waaye ci kaw ñaari xeer yi la mëxëdoom yu camp bi tegu woon bërëb bi nekkoon na itam garage bu remorqueur yu daan yóbbu tugal gerte gu fi daan bàyyeekoo serwaay bile di seede li ni mel. découverte seen rubrique Amagor Robert Nia doon ñu gën a xamalek lii di phare bu Tëngéej mu ngoog mbokk yi fii la ñu yemandi ci xibaar yi amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn ma bàyyi leen ak Cheikh Hassana Fall mu wéyandeek yéen ci seen bloc d'information la totale jaa ngeen jëf.